mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen siyaar leen jox seen wàcc waaye comme ni ñu ko woon defee ñu ngi fii seen YouTube bi Télé Jaxaay seen émission les points de la semaine ma ci ànd ak sama xarit sama doomu ndey Masek. waa di bëggee ñëpp Paco comme ni nga ko waxee di siyaar bu baax di am kontaan bu baax si suñu mbokk di internet yi gars yi seetaan di ñu suivre chaque instant. waa ñu waat ak yéen seen émission point de la semaine si seen YouTube bu mag bi di Télé Jaxaay. waa di bëggee bu baax gars yi di kontaan nag wax dëgg yàlla kontaan nañ trop si gars yi Paco. waaw sama gars yi comme ni ngeen ko xamee rek waaw suñu émission bi ñuy ñëw waxtaanee les points les plus marquants de la semaine. semaine bi nag ñu ñëwoon demoon nañ ci commune bi di Jaxaay passé ñàkk rek ñu fa doon séddale aide alimentaire bi nguur gi joxe waaw ñëwoon nañ am nag ay éléments yu am solo yu ñu ci def incha allah après nañ ko ñëw ci suñuy yaatal. deuxième point dañuy ñëw indil leen espoir comme que les points de la semaine moom lu nekk la ñuy waxtaanee ñu indil leen espoir indil leen ubbi championnat ak résultat ak yooyu Masek tey yow lañ fa suñuy waxtaanee. waaw Paco comme ni nga ko waxee wax dëgg yàlla sama xol dafa sedd trop. foofu dama fa am ay mbokk xam nga comme ni nga ko waxee. te wax dëgg yàlla jëlee nañ fa ay éléments yu am solo ci li ma gis comprendre. di wax nañ fa tamit ay wax yu am solo te tamit dëgg neexul tamit. gars yi tamit soxla woon nañ ko bu yàgg tamit dëgg neexul. te gars yi tamit gis nañ ko. te gis nañ séddale bi nu mu demee comprendre. après dinañ ci ñëw ñu waxtaan ci loolu. mais après xam naa yaa ngi wax ju am solo léegi nii ci lu jëm ci ouverture championnat yi. lu jëm ci sport te dañu woon point de la semaine bàyyiwul dara. dañu woon nag lépp lu xew ci semaine bi rek moom la ñuy indi. waaw comme Paco ni nga ko waxee wax dëgg yàlla. waaw noonu la fay demee xam naa dañuy ñëw enchaîner def directement ci premier point bi. muy séddale bi ñu doon séddale ci commune boobu di Jaxaay passé ñàkk ñu ngi doon séddale aide alimentaire bi nguur gi joxe woon jox ko askan wi pour Covid 19 bi fi dugg si xam naa dañuy dem xooli éléments yi ñëwaat gën a yaatal incha allah. salaamaaleykum mbooloo mi maa ngi siyaat ñëpp donc maa ngi tudd Issa Camara président conseil communal de la jeunesse Jaxaay donc nekk membre ci commission communale de lutte contre Covid 19 bi. donc ñu nekkoon ci phase distribution wu aide alimentaire yi tey nekk 3e jour de distribution ñu joxoon ko ci programme bi Jaxaay 1 11A 11B 12B cité Dubaï donc ci distribution boobu lañ nekk. si commune bi ñu nekk muy commune Jaxaay donc li ñu état jox muy 1798 familles donc 1798 familles yooyu 807 ñoo nekk ci RNU bi mooy ñi nekk ci bourse familiale. mu des 1991 yooyu moom la ñu répartir ci quartiers yi ñu am fii parce que on a 56 quartiers donc 56 quartiers la ñu diviser 1991 quartier bu ci nekk nag ni ñuy choisir nit ki mooy commission ba fa nekk ñoom ñooy choisir mooy à savoir mooy le délégué de quartier directeur d'école bi bàjjenu gox bi imam bi personne ressource ya fa nekk ñooñu ñooy tànn quota bi nga xam ne jox nañ ko koñ ba suñ ko tànnee ñu indi ko ay vérificateur ay ndawu préfet ñëw vérifier suñ paree ñu doog leen a jox. alimentaire bi nga xam ne moom la ñuy distribuer tey ñaari saaku 50 kilos ceeb la 10 kilos sucre 10 kilos pâte alimentaire 10 litres diwlin ak suukar 10 kilos donc loolu moo nekk li nga xam ne moom la ñu état jox. waaw tey ñun ñoo ngi ci sunu 3e jour de distribution donc ñu ngi commencé le samedi 6 ak la cité gendarmerie Parcelles Assainies ak Dubaï donc foofu jox nañ 115 kits alimentaires donc le dimanche 7 juin def nañ cité Dubaï def nañ Ñàkkurab ak Daaru foofu joxe nañ 233 kits alimentaires donc tey le 8 ñoo ngi def cité gendarmerie cité Jaxaay 1 11A 11B 12B. donc cité Teranga foofu aussi dinañ fa joxe 112 kits. donc mardi le 9 donc Jaxaay 2 mooy ñëw jël si unité 17 A 17B 19 20 21 ak unité 18 donc ñoom aussi dinañ am 194 kits alimentaires donc le mercredi dañ ko réservé woon ci ñi nga xam ne ñoo nekk ci RNU yi te ñu nekk ay retardataires donc semaine prochaine ñu programmé waat. pour ñi nga xam ne mooy ciblage yi nga xam ne koñ yi ñoom lañ jël. waaw jërëjëf Christophe ci élément bu am solo boobu noonu nga ñu indi ñu demoon foofu ci commune boobu di Jaxaay passé ñàkk ñu fekk fa ñooñu doon distribuer aide alimentaire yi ñu taxaw ci dégg suñu micro kooku di Issa Camara mu jox ñu chiffres yu am solo jox ñu ko disposition yi gars yi jël nañu distribuer
ak na lañ def ba ñi amul yooyu ñoom yëpp ñu teg ko ci yoon wax dëgg yàlla même bu fekkee am na yenn manquement boo xamante ni ñu bëri d'accord ci ñu bëri rafetlu wuñ affaire yi mais wax dëgg yàlla ni mu ko expliqué rafet na trop ma sekk noo gisee élément bi. waaw kooku di la ziarat bu baax comme élément bi ni ñu ko jëlee fële si Parcelles Niakhou ak Jaxaay Issa Camara wax na fa ay wax yu am solo surtout si domaine bi nga wax ni côté ñi nangoo ñi nanguwul bon dama si gis def ay gëstu yu am solo te boo xoolee ba ci biir koñ yi am na ñu nga xamante ni ba tey nanguwuñu da ngay toog si jotaay sax dégg ñu naan aide alimentaire yi xam gars yi ñi naan ay ñi ko yellool jox ñu leen ko ñi ko war a yellool nangam di expliquer nga dégg yu mel noonu daal da ngay toog dégg ni carrément ku jot ñu ni non amoon na ku ko gën a mérito te pourtant affaire yi wax dëgg yàlla man ni ma gisee ni Issa Camara expliqué boobu wax na wax yu am solo si commune Jaxaay boobu te carrément wax dëgg yàlla boo xoolee ba ci biir moom li mu expliqué noonu boo jàngatee ba ci biir ñoom teg nañ ko ci code mais problème bi mooy après ci biir koñ yi ñëpp mënuñu am quoi ñëpp nag mënuñu am problème bi mooy yaa mu gën a daal c'est que comme ni nga ko waxee rek wax dëgg yàlla ñi si kaw moom def nañ seen liggéey yi peut-être ñi war a séddale ñoo ko tegul ci yoon wax dëgg neex yàlla mais gouvernement def na wareefam préfet bi genre ñi ko jël war ko distribuer yëpp wax dëgg yàlla def nañ seen wareef ñi ko war a joxe daal teg ko ci yoon wax dëgg yàlla man ñooñu laa gis ni foofu la sooxee mais li ci defoon wax dëgg yàlla lépp teg na ci yoon non si mooy li nga wax rek mooy du ñaan yàlla rek mbas mi jóge fii jàmm ak salaam te wax dëgg yàlla trouvé na faay yu sénégalais yu bëri mais tamit jox na suñu bëri expérience comme li ñu doon wax su suñu émission yi passé rek da nga daan dégg may expliqué naan carrément nit ki moom lu mu bu dundul ren it déwén dina te gëm naa ni moom loo xaar rek dina la fekk incha allah te gëm naa ne nag sénégalais wax dëgg yàlla am nañ sang-froid wu xaar te carrément ñi ngi ñaan ci mbas mi jóge fi si jàmm ak salaam xam nga di wax ne nag Sénégal moom nii rek la mën a dëddee ñii dañuy nangu ñii di bañ chaque jour rek noonu la mën a demee quoi fa boobu. dëgg la xam naa ci ñoom suñ toppee débat boobu ci la ñuy fanaan mais dañ koy yemale foofu dugg ci deuxième point bi muy partie sport bi comme ni ñu ko waxee woon muy partie sport ñu fas yéene waxtaanee reprise championnat européen yi nga xamante ni reprendre nañ seen i activités sportives ma seek noo gisee commencement championnat yi. waaw kooku comme ni nga ko waxee ci championnat européen yi. dëgg yàlla def nañ commencement bu am solo. bu neex trop wax dëgg yàlla boo xoolee gars yi ñëwaat nañ ci forme mais tamit am na ñi nga xamante ni yaa ma gën a xam mooy buñ demee ba ci biir émission bi dinañ ci gën a xuus gën ci waxtaan ak ci noonu la ñuy jaaree dugg Espagne ñu gis ni daakante Barça Real moom wax dëgg yàlla bind nañ ko te ren jii moom wax dëgg yàlla dafa gën a am solo wax dëgg yàlla ndax gis nañ ni Barça match bi passé mu ngi def 0-0 moom ak Séville ñuy xaar Real tey la war a laale moom tamit moom digganteem ak Real Sociedad te bis bu Real dooree instant yi dañuy tolloo ay points yu boobaa ay goal différence moo leen di séparé ma sekk noo gisee ca Paco boo xoolee ba ci biir dafa am nu Real ñëwee woon Real dafa ñëwee woon ne moom objectif am mooy ñëw championnat bi jël ko mais dama gis ni ci biir daal ñoom ñaar comme ne woon foo woon rek da ngay jég saa gis fii jég saa fii man daal loolu moom Paco bëgg naa nag xam bu baax a baax objectif su Real foofu noonu lu tax moom mu ñëwee loolu quoi waxee loolu. Real moom wax dëgg yàlla dañuy équipe boo xamante ne nii mooy meilleure équipe 20e siècle kon bu ñu dugg see 21e siècle mu commencé ay commencement yu am solo ñu dem ba si biir mu commencé am nu mu mel wax dëgg yàlla dañuy xoolaat seen bopp moo tax bi ñu dugg see saison bi ñoom dañoo taxaw ñu ni 4 ans ñu ngi nii jëluñu championnat bi donc il faut ñu jël championnat bi ren moom suñu objectif principal championnat lay doon waaw loolu la Real indi ren ci noonu la ñuy jaaree dugg ci championnat bu mag boobu di Angleterre nga xamante ni Arsenal dafa gum ne ñaari sorties yu am solo mais ñaari bi ci ndërmeelu benn bi ci kanamu Manchester City 3-0 beneen bi ci kanamu Brighton donc ñu gis ni Arsenal daal day indi commencement bi match bu am solo mais suy dem ci jeexital bi ñu gis benn Arsenal noo gisee jàngat boobu. waaw kooku comme ni nga ko waxee wax nga lépp sax boo xoolee parce que boo xoolee Angleterre moom boo xoolee ñu si bari moom la ñuy xaar. parce que boo xoolee seen championnat dafa am rythme ba. boo koy seetaanee da ngay xam ni lii mooy championnat dëgg mais tamit dëgg neexul tamit comme boo xoolee ku ci mel ne Arsenal day ñëw lu am doole. mais daal moom commencement daal mën na ko trop. mais man daal boo muy mujj moom loolu lan la te ñoom yor nañu équipe bi nga xamante ni war na gagné ku ne quoi. loolu te Angleterre instant yii wax dëgg yàlla lu méttee fa am parce que ci 5e bi muy Manchester United ba ci 10e muy Arsenal. moom la ñuy waxtaanee léegi 6 points moo leen raw te ñoom ñëpp ñu ngi bëgg ñoom ñëpp qualifié Ligue des Champions ku ci nekk yaa ngi def sa kéem tolluwaay kattan ba mën a dem ci Ligue des Champions. maanaam ni ma déggee foofu ni nga waxee. ñu commencé première bi ba 10e bi daal ku si nekk war naa mën a dem Ligue des Champions. kon looloo tax ñoom loolu moo waral seen championnat di doon xare ba daal. surtout année bii nii. Liverpool tamit bi nga
xamante ne nii toog na 30 ans nga xamante ne nii jëlul ko ren jii nii wax dëgg yàlla ñu am ci yaakaar bu baax a baax ci ndaw suñu doomu Sénégal boobu fa nekk muy Sadio Mané wax dëgg yàlla di ko ñaanal bu dugg si mu indi dugg si bu am solo wax dëgg yàlla c'est que ñoo gisee kii mi ñuy xaar li yëgul. waaw comme ni nga ko waxee ñu ngi koy xaar tey ci dimanche bi bon di wax ne nag gars yi carrément man de wax dëgg yàlla nañu ñaanal suñu doomi sénégalais boobu di wax ne nag carrément comme ni nga ko waxee 30 ans. te wax dëgg yàlla 30 ans bi si Sadio Mané lay tombé te yàlla na ko yàlla may. incha allah incha allah waaw xam naa noonu la ñuy jaar dugg ci championnat allemand bi nga xamante ne nii daal wax dëgg yàlla Bayern daal wayati na boppam bii mooy 8e année consécutive boo xamante ni mu ngi tegale di jël championnat bi wax dëgg yàlla ma sekk daal Bayern daal amul moom Allemagne. waaw loolu la olof di wax ku la sut dee ko woowee njoon ni pour man moom loolu la fa wane te dëgg Allemagne moom Bayern na moom mooy équipe bi fa mën si temps moom nga jàpp di noggatu rek ba ci côté qualité joueur côté qualité équipe côté lépp daal kon nag nañ ñi leen ñoom ñooy chapeau wax dëgg yàlla Bayern moom wax dëgg yàlla amul lu ñu koy wax ndax 8 ans ngay tegali jël championnat wax dëgg yàlla chapeau à eux daal ci gàttal ci noonu la ñuy jaaree dugg Italie mais Italie dañuy wax ci Kalidou Koulibaly bi nga xamante ni bi mooy premier coup ak Naples Masek est-ce que gisoon ni il est un peu trop tard ak Kalidou Koulibaly instant bi. waaw Koulibaly gàcce ngaalaama di ko félicité si coupe bi mu jël wax dëgg yàlla te mérité woon ko te ñaanaloon nañ ko bu baax ñun Sénégal yi. waaw di wax ni waaw comme niñ ko waxee parfois nag nit nag moom mooy xam la muy yëg ci équipe boobu. du neexul parfois da ngay dégg Sénégalais sax naan ay daf faa war a jógee daf faa war a jógee mais tamit. loolu yëpp waxtaan la rek daal. si pour man 29 ans wax dëgg yàlla nga koy soog a jël coupe moom wax dëgg yàlla il est temps mu xool beneen club wala boog su fekkee dafa décidé yeggalee foofu carrière tamit mu teel a def si xam naa tey loolu la leen andiloon ci émission bi les points de la semaine fii lañ koy yemale ba beneen yoon ma bàyyi ma sekk mu tàggatoo. waaw di bëggee ñëpp comme ni ñu koy waxee di tàggatoo di siyaar ñëpp di bëggee waa gars yi nekk ci affaire yi ñoom ñëpp waaw du mu limee damay juum waaw di wax ne nag tey moom émission tey bi moom wax dëgg yàlla ñu ngi koy may Pape Touré ni ngi ba jam ñaa di wax dëgg yàlla lay suivre émission bu baax a baax ak Alphonse nekk Mbour waaw ñoom moom wax dëgg yàlla ñoom mention spéciale quoi di wax ne nag waaw di bëggee gars yi di wax gars yi ne leen koy kal fii seen émission point de la semaine fii si TD Jaxaay. waaw ñun nag tey duñ jeexal émission bi wax dëgg yàlla te duñ ko may suñu yaay ñi encouragé yëpp wax dëgg yàlla di ci jiital taa umi sama yaay personnel muy meen Diouf taa Penda ak mère yëpp wax dëgg yàlla suñu morom yi waa Cosa waa Paris waa Marseille bàyyiwuñ kenn waa 12B waa Jaxaay 11B bàyyiwuñ kenn ñun ñëpp ñu leen di remercier bu baax mais wax dëgg yàlla te dañoo def émission bi ak xol bu naqari ak xol bu tiis wax dëgg yàlla ñu ngi jaale suñu waa koñ waa Thiaroye wax dëgg yàlla ñu ngi leen di jaal bu baax a baax suñu xarit suñu doom ndey suñu frère wax dëgg yàlla muy Serigne Mansour Sow ñu gën koo xam ci so yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na ko yàlla teewee ci aljana yi gën a kawe yàlla na ko turandoom teew ci barki alxuraanu karim loolu daal laa amoon lu may tàggatoo sama gars yi dee leen xaar seen émission bi les points de la semaine fii ci seen YouTube bi Thiel Diakhaay waaw tey jii nag wax dëgg yàlla duñu jeexal émission bi te sant ñu gërëmuñu Dieng Saala Couture mi nga xam ne tey moo ñu génnee fii waaw macha allah ku ci bëgg rek dangay wote ci 77 021 23 16 waaw moo ñu solal tey lii nii wax dëgg yàlla foofu la ñuy yemal émission bi ba beneen incha allah